La radio est une imagination. Imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio. Exactement 11h15 ou 14 minutes sur iRadio 90.3 13h di dalal ki nga xam ni moom moo di Mame Ngor Diazaka di suñu invité tey jii ci iRadio di am mbégte di ko dalal ci maxi bi nga xam ni moom mooy soog a génn Mame Ngor Diazaka nag mi ngi ko tuddee ki nga xam ni moom moo di sëñ Abdou Karim borom Makarimal Akhla moom la ko jagleel ñu daal di nekk ci weeru 18 safar gi waaye it amit morceau traditionnel boo xam ni daanaka macha allah ba noppi te am bébé kaay mu doon def lundi bi conférence de presse laataa ñuy dugg ci loolu yëpp Mame Ngor maa ngi lay nuyu. waaw Boss maa ngi lay fay di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu tamit auditeurs ak auditrices yi nga xam ne ñoo ngi déglu rajo bi yëpp. et puis di la féliciter nag di la encourager parce que yombul li nga def nii un jeune def ko benn yàlla dogal ni nekkoon nga référence ci animation mais tey jii képp koo xam ni. waxuma la sax day def musique wala dara mais képp kuy yëngu doon jeune bu duggee fii dina xam ni Boubs mi ndaanaan la te jàmbaar la te bëgg na lu baax bëgg na dëkkam. maa ngi lay félicité pour ñoo bokk lépp ñi ngi góorgóorlu alors 11h tegal fukki minutes ak juróom Mame Ngor ci album bu bees bi am na ñeenti titre di benn maxi alors maxi bi da nga ko jagleel ki nga xam ni moom moo di borom Makarimal Akhla loolu ñoo ngi ci dellu si waat waaye gestation wu album bi nga xam ni moom nga génnee da nga di producteur u sa bopp li gën a jafe tey ci artistes yi mooy produire sa bopp benn yoon laa mës a gis. ñu produire la bu dee peut-être sa premier numéro sa premier album te boobu dafa mel ni sax yow yaa defoon majorité bi Talla Diagne def la defoon la distribution mais yow da nga yàgg produiral sa bopp. waaw xam nga nag man Boubs dama bëgg a yàgg am sama indépendance bopp parce que xam nga tey ñu artistes yu bëri dañuy nekk ci label. nga nekk ci label ñu lay tere ni la waroo dem fii waroo dem fee waroo dem fële te man je suis un homme libre. dama juddu ci dëkk boo xam ni c'est une grande ville Rufisque. ñun dañu yàgg moom suñu bopp. bokk si njëkk a civilisé si dëkk bi. donc du ma nangu nit di ma tënk. yàlla dogal man avant may wëy maa ngi doon liggéey ci Bamba Ji Fall nekk manager comprendre la xam yoon bi nekk seen producteur. waaw xam yoon bi donc bi ma waree def album Diazaka ma def bi ma ñëwee sax wax ko Talla ni ko damay enregistré moom gëmu ko woon. mu dem génne samay moyens enregistré ba pare ma ñëw après moom mu def duplication ak distribution. boobu ba léegi nag j'ai fait presque 14 albums mais yëpp maa ko produire sama bopp te nag loolu laay conseiller jeunesse bi bul nit ni ay di wéeru ci ni il faut mu metti pour mu neex. yow tey boobu su xëy loo rek lépp sotti dafa metti woon benn moment mais xam nga voilà ku ñëw fii di naw li nga nekk dina xam ni gaayan bi am na fu mu jaar. est-ce que xam la loolu il faut que nit ñi mais bëgg a ñëw rek nekk liir ñu lay boot di la nàmpal jox la biberon dafa yomb. il faut nga dem ñafeel sa bopp. voilà gëm sa bopp si jaamu yàlla lu bokk. Mame Ngor gannaaw production bii nga xam ni tamit moom mooy soog a génn yow tamit yaa ko produire sa bopp. maa ko produire waaw man sama album yi ma mës a def yëpp ci suma live maa ko produire. fan la difficulté nekk producteur nekk artiste auteur compositeur nekk ñi ci des la majorité ñëpp dañ leen a yor. artistes yi la majorité ñëpp dañ leen a yor. fan lay gën a méttee. mais nag boo xoolee les artistes yi nga xam ne tey jii Sénégal ñoo nekk les leaders. leaders yi ñuy wax dëggantaan boo xoolee tey jii ay Youssou Ndour. xam nga. ay Omar Pène grand yi. benn ñaareel ba même Boy Wally bi nga xam ne bi mu génneeg léegi yàggul. dafa ñëw jël carrière am en main di produire boppam. donc un artiste tey su fekkee da nga bëgg am liberté mën di produire fu la neex ci àddina il faut nga. ñafeel sa bopp di produire sa bopp mais nag fi mu nekk mooy bala ngay dugg studio da ngay préparer lépp da ngay nekk studio xam nga léegi nag bokkul ak temps yi jëkkee léegi àddina bi dafa avancé pas ak Facebook ak ay yenn WhatsApp yeeg yenn affaires yi mën nga nekk studio sax xam nga àdduna bi yëpp xam ne yaa ngi waajal yëpp xam ne yaa ngi studio yaa ngi waajal affaire demee noonu préparer sa fans ngi nga xam ni tey lu fukki nit daan def léegi ñaari nit wala ñett mën nañ ko def ndax réseaux sociaux yi quoi donc mun nga nekk préparer say morceaux préparer lépp nekk studio di enregistrer gars yi jël ay extrait sànni ko ci web bi gars yi xam ne yaa ngi liggéey après xam nga bu sa album génnee gisoo tey ji Makarimal Akhla tey ji bi ñu ko joobeeg léegi nii boo xoolee yàgg naa liggéey morceaux yi mais ci 1 mois la ñu liggéey lépp dugg studio enregistré def clip commencé def promotion bi def ay conférence de presse tey ji màggal baa ngi ñu ci weeru safar lañ nekk bu ñu génnee màggal ñu teg benn plan tournée ci quelques régions fii si dëkk bi après jéem a génne affaire bi yóbbu ko et puis organiser benn manifestation bu mag Grand Théâtre wala Sorano wala dara dajale sunu
soppe yëpp voilà. ci beneen chapitre borom Makarimal Akhla yow lu mu doon ci yow ba nga jagleel ko bii album Birane Makarimal Akhla. waaw xam nga man sëñ Abdou Karim Mbacké yàlla dafa dogal mu nekk sama wasila di suma sëriñ di sëriñu jamono ba pare nag ñu am ay relations yu particulier man sama papa la. c'est mon père. daf ma bëggal boppam def ma comme doom parce que ñun ni ñuy gisee sëriñ mu doy ñu ba ñu dem dénk ko suñu bopp ni ko dénk nañ la suñu bopp àdduna ak ilaxa sëriñ si tamit noonu la ñu bëggee ay taalibe yu am fulla ak fayda sëriñ si buñ sañoon duñu ànd ak kenn ku ñàkk fayda donc man sëñ Abdou Karim bi ma ko njëkkee gis dem ziyaare ko daf ni ma yéen loo leen foog ñun duñ leen xool man may xool télé bi di gis li ngeen di def yow ko am fulla ko am fayda nga te Baay Faal nga confirmer ko léegi nag doomi Serigne Fallou bu toogee di confirmer sa taalibe ak sa fulla ak sa fayda kooku da nga koy jàpp ba pare nag sëñ Abdou Karim nekk borom yërmande wax Makarimal Akhla xam nga Makarimal Akhla Sénégal dañuy dégg moo bi rek comme moo bi neex na Makarimal Akhla mooy jikko yu rafet yi ci jikko yu rafet yi liggéey ci la bokk mooy lii nga def nii lii ci jikko yu rafet la parce que tey jii am na fii ñu fiy ñëw di fi gañe seen wërsëg di dem di jox seen njaboot donc jikko yu rafet moom la sëriñ bi wane loolu moo tax man mu doy ma ba ma topp ko def ko wayjur def ko conseil def ko sëriñ. Maam Góor dañuy déglu Makarimal Akhla léegi balaa ñuy dellu siwaat Makarimal Akhla bi nga xam ni moom la jagleel sëñ Abdou Karim dellu siwaat léegi. yóbbalu màggal gi la. waaw tey jii taalibe yi màggal yëpp dama bëgg ñu am CD bi nag. teg ko di ko màggale ji ko. dugal ko ci oto bi jëm ak moom. Touba waaw maa la ko wax jaar ci Ila Touba. Ila Touba waaw. maa la wax lii. Abdou Karim Mbacké mooy galaso nan dem siyaare Mbacké ñaanano nan dem siyaare Mbacké ñaanano Cheikh Abdou Karim Mbacké mooy borom Makarimal Akhla donoy galas baay benn nan dem siyaare Mbacké ñaanano dunu daay dunu daw bayu sona men bara monu ye nan dem siyaare Mbacké Cheikh Abdou Karim Mbacké mooy sangu Cheikh Mourid Mbaye Baye Fall dunu daay dunu daw Cheikh Abdou Karim Mbacké monu yeme Maam je Cheikh Fallo yow mooy bàyyi soxna may la sangu Cheikh Khadim Ndaw jëwrin Makarimal Akhla na bu ndigal sant naa la Mbacké Cheikh Abdou Karim Mbacké mooy galaso nan dem siyaare Mbacké doolay Baay Faal Baay Karim doolay Baay Faal borom Ndindi Cheikh Fallu jëm laay bëgg waay soldaaru maam Cheikh Ibrahima doolay Baay Faal Baay Karim doolay Baay Faal borom Ndindi ci dunu Baay Faal sigaro ci ndamal Baay Faal ndigalo waaw waaw Cheikh Abdou Karim Mbacké mooy borom Makarimal Akhla sangu soxna Faatu Bintu Buy la ilaha illallah Baay Galas Mbacké yaa nu yee ndeysaan
Baye Galas Mbacké yaa ñu yéem di ziare sama rakk jooju sama séddoo sama xarit Fat Bintou Pouy di am mbégte bu baax a baax mais Mame Gor yaa ngi woo taalibe yi ngir ñu dem ziar yi nga ne moom borom kéemaan la lu tax nga ñuy wax loolu. waaw xam nga Serigne Abdou Karim Mbacké moom ci doomu Serigne Fall yi moom dafa am loo xam ne exceptionnellement daf ko am ndax Serigne Fallou daf ni woon Cheikh Abdou Karim Mbacké bu ñu demee ba karawam gu weex gi. ëpp gu ñuul gi. lu mu laaj yàlla def ko. te ci jamono boobu lañ toll boo xoolee football bi lamb ji musique bi homme d'affaires yi président yi politique bi ñëpp dañoo riir dem wuti ko. Serigne Abdou Karim am na ñoo xam dañuy dem këram def fa ñaari fan duñ ko mën a gis. ndax mbooloo. ndax li nekkoon ci Serigne Fallou Mbacké dafa nekk ci moom. xam nga. ba pare nag mu nekk koo xam ni dafa am yërmande ci jaam ñi man Serigne Abdou Karim man xam nga man du ma jaayil man dama xaw a dëgër bopp tuuti man Baye Fall laa murit laa mais du ma gëm n'importe qui. mais Serigne bi yërmande bi nekk ci moom xam nga tey jii boo xoolee boobu yërmande sëñ bi dimension foo ko natt daf ko ëpp parce que dafa toog benn jour temps yi passé mu jekki-jekki nii képp kuy taalibeem parce que taalibeem yi lu nekk lañ koy indil. mu leen dafa sas taalibeem yëpp ñu wutal ko ay pousse-pousse. pour les handicapés. xam nga tey ji am na ñoo xam ne mun nañ judd ci benn famille boo xam ne famille bi am nañ ñu mën leen jëndal pousse-pousse mais am na ñoo xam ne ci famille modeste lañ juddoo peut-être seen parents yi du ñu am lu ñu leen jëndalee ay pousse-pousse ak yooyu ñuy raam di darangoog yooyu mais sëñ bi da ngay xool dimension yërmande bi mu am sëñ bi boo demee ay conteneeru pousse-pousse la teg handicapé bu ñëw. da ngay ñëw rek ñu jox la nga dem. donc xam nga kooku yërmandeem xam nga ku la joxi tànk. moom la doxal wéyal. maa la wax li waaw kooku nag loolu moo tax man ma naw ko. ba pare duppee ko sa album bi. mais ba pare nag mu am taalibe gis nga tey jii télévision bu dem këram. ci màggal gi ñu jëm nii. nga ni da ngay ñëw ci sëñ Abdou Karim pour jël ay image wala nga koy laaj dara. danaan fekk Serigne Mountakha waxul ba pare moom du wax xam nga yoonu murit moom góor jàpp ci góor la. danaan laan xalifa bi waxagul donc may leen ma ba xalifa bi wax ma door a wax loolu mooy chaque jour ñoom dañuy jàngal ñun. àddina voilà. ku ci jàngul dootoo jàngati mais Mame Gor ci beneen chapitre tu es très engagé yow ci wàllu politique. dañuy gis ni fan yi yow Mame Gor da nga am Youssou Ndour moo doon def concert. nga daal di ñëw. non moom mu annoncé sama candidature. mu annoncé sa candidature. à la mairie de Rufisque. c'était préparé wala daf la gis ni mbooloo mi naw la lan moo tax nga ne yow Mame Gor da nga bugg nekk maire bu ville de Rufisque. waaw xam nga boobu question bi ma posé nii sax xam naa ni ñi ñuy déglu peut-être ñoo ko dul xam mais yow mi ma koy posé xam nga ko parce que Rufisque quoi nga ñun Tëngéej lañ juddoo fa lañ yaroo fa lañ màggee ba toll nii ñu toll nii man awma ay milliards. awma ay millions yu bëri mais yàlla may na ma relation may na ma ay nit te nee na nit mooy garabam soo xoolee ci 10 dernières années yi man lycée bu yàqu Tëngéej ma def ci suma loxo école bu yàqu ma def ci suma loxo arbre de Noël yi néew ji doole ji dama leen di jàppale étudiants yi dama leen di jàppale ci ay bourse te lépp samay relation laa koy amee di ko def ci dëkk gis nga tëgg soo fa juddoo da ngay xool loo defal dëkk bi mais doo xool lu la dëkk bi defal te Tëngéej politiquement politiciens yi dañ ko yàq parce que ñoom ñëpp lu ñu jàppee Rufisque yi mooy clientèle politique sama base. tey ji dañuy dem ci président ni ko man am na sama base. képp koo xam ne doomu aadama nga naan telle personne maa ko yoral base am ça veut dire que ni jàppal ni yow marchandise nga. marchandise mooy comme borom boutique bi ni mu amee meew am café am suukar affaire yooyu politiciens yi seen base nit ñoo ñuy wax seen base ñooy seen commerce. parce que ñooñu la ñuy ñëw. bu président waree ñëw. ñu def leen ci ay car yeb leen jox leen ku nekk 2000 francs bu ñu paree ñoom ñu am ay nomination ñii ñu def leen ay député ñii ñu def leen ay directeur ñii ñu def leen ay ministre ñu def buñ ko paree ba pare ñu aj seen i kàr-kàr dem seen yoon xoolal fan yee passé inondation bi am Tëngéej Sénégal gépp di ko wax le ministre Omar Gueye génn ñëw taxaw dem wut ñaari maire yoo xam ne ñoo nekk foofu parce que ñun acte 3 bi dimbaliwuñu acte 3 bi li muy yàqal Tëngéej mooy tey ji dafa fal ay maire yoo xam ne dañu bëggoon ñoom ñu am ay recette canal bi nga xam ne colonia tubaab bi ñoo ko xalaat ne Tëngéej 14 kilomètres de canalisation la boo xam ni. le canaux à ciel ouvert. waaw tubaab bi xalaat ko créer ko def ko. gis nga le Nil bi ngay dégg Égypte canal la. fi ñu doon wax naan yonent yàlla Moussa da koo xar. du géej de
canal la dex la. géej la rek canal bu yaatu la. est-ce que comprendre mais ñooñu dañ ko toppatoo ba nga xam ni def ay jardin ci boor bi nit ñi toog fa di féexlu Tëngéej canal boobu waroon nañ ko mën a gérer ba nga xam ni mais xoolal benn maire moo ñëw dem wut maçon tëj canal bi daba daki rek jël ay cantine teg ci kaw jaay 20 millions su tawee dëkk bi fees dell tey ji benn lakk bu amoon gendal quand sapeur pompier yi du ñu am fu ñu jaar c'est pas normal ñun ñi fa dëkk nag yaroo fa màgge fa loolu moo ñu metti parce que ñun bu ñu bëggee maire yi wutuñu maire yi parce que dañu bëgg a tur am nañ ko ba noppi. tur am ngeen ko ba noppi. am nañ ko ba noppi. wutuñu maire yi parce que dañoo soxla xaalis parce que amuñu lu ne gaañ mais ñu ngi joxe dépense suñu njaboot amuñu problème. est-ce que comprendre la tey man su ma toogoon at wala 2 ans wayu ma sax chaque jour su ma xëyee naa joxe dépense parce que yàlla may na ma relation yooyu. est-ce que comprendre la kon ñun ñu wutuñu ay maire ak yooyu pour wut tur wala wut buzz wala wut xaalis dafa am benn anarchie bu am ci dëkk bi métti ñu am ay relation war ko mun a defar. wala course Tëngéej bi course bi léegi tuurukaay mbalit lañ ko def. ah mais ça c'est les populations. non mais population yi la mais maire yi. dama lay wax dañoo war a teg ay oto yu jël si mbalit. maire Tëngéej dafa am budget. am ay agents yoo xam ne war nañ leen mën a ni ñu sonalee jaaykat yi ci marché bi. di leen dàq fu ñu lal taabal ñu dàq leen di leen jël. di leen fayeeku juuti par force. noonu la ñu war a mun a defee ba course bi kenn fa tuur mbalit. ñun temps yi nekkee booy dañ daan dem course ba ak yooyu mais course bi tëj na depuis 4 ans te c'est pas normal. course boobu dañ ko war a jël man j'ai des partenaires yoo xam ne tey jii bis bu ma jëloon mairie bi course bi dañ koy jël rénover ko comme course yi nekk en Europe créer ay turbines yu bees créer hôtel ci biir course bi nga xam ne tey jii mais Tëngéej amul sax hôtel tey jii boo ñëwoon Tëngéej nii war a seetaan benn match stade Ngalandou Diouf boo xam ne match international sax mënuñu ko jouer ci stade bi c'est pas normal. jël ay milliards ay millions yi millions dépensé ko ci benn ay turbines yu bees turbines yi kenn yéegatu ci. parce que day màbb nee nañ bu ci kenn yéeg. tribune stade bi nee nañ bu ci kenn yéeg. waaw ku ci yéeg à tes risques et périls parce que tribune bi wóorul. waaw léegi ba pare nga yéeg ci tribune bi ñu ne la bul tëb. waaw bul tëb naka ngay nekk ci tribune stade te doo tëb. moom laa lay wax moo tax ma ni la Tëngéej dañ ko bëgg a jël def ko poxotaan bëgg a yàq dëkk bi tey jii dëgg la le président am na ay affaire pour ay am na ay kii pour Tëngéej kii mais boo xoolee Diamniadio tey ji la gars yi gën a jox sax yenn kii Tëngéej kenn jaar il faut Tëngéej dëkk il faut mu am ko am poigne Tëngéej benn Tëg Life moo mën a ñëw jël ko anarchie bi fa nekk yëpp mu dindi ko est-ce que comprendre la te loolu fulla ak fayda moo koy def mais politiciens yi mënuñu defar Tëngéej man maa koy defar dans 1 an je serai le maire de la ville de Rufisque te naa ko defar mais Mame Ngor xam nga tey jii Tëngéej anarchie boobu ngay wax noonu depuis Mbaye Jacques Diop réglé wu ko keneen réglé wu ko beneen maire réglé wu ko keneen réglé wu ko pourquoi yow nga yaakaar am prétention yaakaar ni yow loolu mën na nekk. Mbaye Jacques politicien la woon. da doon politique. dëgg la suma papa la j'ai beaucoup de respect pour moom maa ngi koy ñaanal yàlla xare ko àjjana. waaye fal suuf si kawam sàmm njabootam mais c'était un politicien. ñoom Kora Fall sama papa la mu may dégg mais ñoom ay politiciens lañ. mais ñun mouvement bi ñu créé déclic la tudd. Tëngéej na leer ñun dañuy jóg pour anarchie bi fa am ñu dindi ko da ngay gis tey jii cantine yooyu ñu jël ñëw daba daaxee canal bi teg ko fa ñi ko jënd ñii Louga lañ dëkk ñii fay lañ dëkk Tëngéej ay tool lañ ko def wutukaayu xaalis ku ci jaay sa cantine ba ngoon sax mbalit bi nekk ci buntu bi doo ko dindi da nga ko fay bàyyi bu ñu nee tabaski des na 2 jours nga jël say bagage bàyyi fi benn boy bu tuuti bu ndaw bu am 11 ans mu lay jaayal sa bitik ñu tabax ay kër yu rafet foofu ay seen dëkk yi ay R+2 R+3 di am air pur mais ñun suñu dëkk ñu def ko ay tool te Tëngéej ñun bi ñuy gën a nekk booy dans les années 80 ay tubaab dañ daan ñëw dem place Gabar di photo place Gabar statue bi dem xam nga waax bi fi mu nekk noonu ñu photo waax bi xam nga église bi ñu am Rufisque dëgg la xam nga Sénégal dialogue islamo-chrétien moo fi am. église bi ñu am ci Afrique occidentale ñun rek ñoo ko am. xam nga pierre de Rufisque yooyu ñun rek ñoo ko fi desee patrimoine historique boobu ñun rek ñoo ko fi am est-ce que comprendre la mais tey jii gars yi ñëw jël suñu dëkk bi yàq ko yaxet duñu ko nangu ñun ñi fa dëkk. mais Mame Ngor dafa mel ni yow dafa am benn conscience boo xam ne dalaa dab ci diggante bi. xam nga man dama la xam démb ku la xam démb gis ni ngay waxee tey dafa mel ni am na ñoo xam ni ñoo nekk sa background ñoo la yee ci loolu nga xam ni moo am Tëngéej. waaw dëgg la xam nga tey boobu àddina bi boo fi nekkee président de la république sax dafa am ay conseil dafa am conseil culturel am conseil sport am conseil en politique am conseil ci lépp donc ñun tey ji amatuñu lu ñuy prouver fii si dëkk bi yàlla dimbali nañu tabarkaal ñu juddoo ci dëkk bi mosuñoo sàcc mosuñoo fen mosuñoo def njubadi
defuñu dara loo xam ne tey jii nit war na ko mën a gis di ñu ci kii te lu ñu for indi ko si dëkk bi donc nag am na ay intellectuels yoo xam ne ay Rufisquois lañ am na ñeneen ñoo xam ne ci biti lañ nekk ñoo xam ne dañ lay wax ni la yow yaa ngi ñafe chaque année di def lii pour Rufisque tu dois être candidat parce que ña ko doon foofu yow yaa leen gën a nekk Rufisquois parce que ñu ci bëri seen papa yi seen yaay yi sax juddoowul foofu mais ñun suñu lépp Tëngéej la ñun deretu Rufisquois moo nekk suñu yaram donc nag da ngay génn foo dem ci àddina ba fan la passé dama dem seetaani final Ligue des champions ma dajeeg benn boy boo xam ne Angleterre la nekk Rufisque la dëkk waa Colobane la boy bi ma nuyee xam na la ma wax gannaaw na nga def ça va gëj naa la gis ça va bien mais gannaaw Tëngéej mu nga foofu di tooy rek non non loolu la boy bi wax saboté wul quoi mais te da ko doon wax mais grand seen dëkk bi mu ngi foofu di tooy rek waaye grand te moom booy la quoi su xam nga sama xale la quoi ay boy yu am ay benn ay 25 ans 26 ans 27 ans 30 ans quoi 32 ans xam nga ma xam ni booy bi mu demee bi muy dem ay 17 ans la am ak yooyu quoi yaa mais grand Tëngéej mu ngi foofu di tooy rek xam nga la mais Mame Ngor lan moo tax waa Tëngéej mënuñu jël seen vie jël seen avenir en charge pourquoi c'est valable pour Médina c'est valable pour feneen c'est valable pour feneen mais Rufisque parce que yow Rufisque nga dëkk lan moo tax mënuñu jël jeunes yi mënuñu jël en charge seen dëkk et ils ont autant d'intellectuels boo demee tey société yi ngay gis yëpp ay doomu Tëngéej ñi nga fa boo demee mairie bi ay doomu Tëngéej ñi nga fa boo demee fii ay doomu Tëngéej ñi nga fa boo demee fii ci Sénico ay doomu Tëngéej ñi nga fa boo demee IPRES ay doomu Tëngéej ñi nga fa boo demee direction générale yëpp Pape Alé Niang Tëngéej la bokk la jàngee ak lycée Abdoulaye Sadji tous les anciens du lycée Abdoulaye Sadji tous ces grands cadres du pays habitent Rufisque boo xoolee directeur du port dans le temps Pathé Ndiaye la woon Sococim mi ngi foofu les sociétés qui gravitent autour de la ville de Rufisque ne font absolument rien pour prendre en charge la vie des Rufisque quoi. léegi nag Bobs gis nga affaire mairie amul ci école buñ koy jàngee xam nga lan la. jàng na être maire kenn du ko jàng. kenn du ko jàng. xam nga lan la fulla fayda rigueur gëm sa bopp te yaakaar naa ne loolu yëpp mu ngi ci man barke Serigne Touba man du ma wax si rajo sax di waat Tëngéej man maa koy defar te xam nga ne yow. man su ma ko waxee non dañ may woteel parce que Tëngéej fi mu toll nii dama lay wax benn affaire booy boo waxal mun la Mame Ngor. koo wax mun la Mame Ngor fi ma toog nii léegi lañ may yónnee ay message naa man ay final lañ la bëgg a tuddee ak ay lii même fu ma nit ne dama lay tuddee gumbe ma ne ko gumbe wu ma talu ma fecc kii dëgg la musicien la je suis un artiste. mun naa jël enveloppe may la mais ñëwuma. li ñu metti mooy ñun dañu am lu ñu metti mooy nañu fexe anarchie bi am si dëkk bi ñu jële ko fi. mais Mame Ngor ma bëggoon la laaj. route nationale bi. oto yi fay jaar yëpp duñ ñu fay ñun waa Tëngéej. mais bu benn oto bu nekk fayee 100 francs rek Tëngéej naat. non xam nga tey jii mënoo nii. parce que autoroute à péage bi gars yi ngi fay. waaw xam ñun nañ ñu fay 100 francs rek. waaw d'accord mais xam nga loolu route nationale. autoroute à péage bi ay privé ñoo ko moom. mais ñun nañ ñu fay 100 francs ñun maire bi ñooy laaj 100 francs léegi pour kuy jaar. mais kon bu doon maire bu nekk kon fii ba Tivaouane foo traversé rek maire boobu taxaw. waaw mais ñun dañoo spécial. ñun fi ngay Tëngéej fa ngay duggee fa ngay génne. xam nga ñun lan la ñu war a def. ñun dañu am géej lu jafe loo xam ni ñu bëri amuñu ko gis nga abooru géej gi foofu waroon nañ ko mën a aménager ba def fa loo xam ni gars yi di jóge fii di dem Saly gars yi di ko jóge fii di dem feneen ay Cap Skirring ak fu ne gars yi di ñëw Tëngéej créer ay bateau pêche yooyu ñu nga xam ne waxoon nañ ko fii comprendre la Dakar Gate boo xam ne benn programme la boo xam ne mairie bi amoon nañ ko xam nga xam ni mun nga am fii léegi nii boo gisee ay turki géej gi dañ ciy tabax mun nga tabax ay 3 hectares 4 hectares ci biir ndox mi Tëngéej xam nga créer fa ay boîte de nuit créer fa ay restaurant créer fa ay affaire gars yi di fa ñëw parce que affaire u maire yi nekkul ay affaire toog ci maire bi rek di signé kayit da ngay dem wuti ay partenaire Macky Sall nan la yore dëkk bi day xëy tey dem Dubaï ginnaaw suba mu dem États-Unis ginnaaw suba mu dem Angleterre signé ay convention liggéey dëkkam loolu mooy dëkk mais noo toog rek yow sa sabadoor rek toog jàpp sa ñàmbur boo taggee sama base a ngi fii sama base a ngi fii c'est logique Tëngéej dañ ko war a defar. mais Mame Ngor dañoo gis ni da nga jege président Macky Sall est-ce que dañuy wax rek te yàlla rek tax xam nañ ni sa xarit la. gis nañ sa benn photo statut boo xam ni. yu bëri sax man sama xarit la waaw yéen ñaar yéenay ànd. est-ce que du moom ngay dem liggéeyal li Tëngéej. non man liggéeyalu ma ko. parce que Macky Sall dafa am COJER xaw ma am APR man bokkuma APR man du ma APR Macky mooy suma xarit mais man du ma APR de bi ma bëggee nekk candidat dama dem seeti ko.
xam nga dama posé benn question ci commencement émission bi nga ne ma Youssou Ndour moo déclaré sa candidature. jour bi may dem ci président man ak Youssou Ndour daje nañ fa. bi ma génnee dama ñëw ni ko grand man je suis candidat à la mairie de la ville président bi ma waxee moom dama ne ko président man candidat la ci mairie Tëngéej mu ne mais Mame Goor Tëngéej rëy na man ko lu rëy la góor di yanu. nga ne ko lu rëy la góor di yanu. waaw. ma ne ko falaa juddoo falaa yeroo falaa màggee amul kenn ku ma gën a légitime Rufisque mu ne ma ne ko président mu ne ma ne ko candidat la mun ma vas-y alhamdulilah est-ce que comprendre la donc. bi ma génnee mais waa APR duñ la ci bàyyi de. non waa APR dama ni la waa Tëngéej ñoo dul wooteel kuy politique léegi dama bëgg c'est que nit ñi xam ni booy yi Tëngéej gars yi dañ noppi rek boo yoree sa ay 2000 ak 3000 koo ñëw koo ko jox mu jël ko ataaya ko bu wootee jotee ñu wooteel Mame Goor du ñu wooteel benn politicien xanaa dañoo dof man ba ma juddoo ba léegi j'ai 46 ans xuma 47 ans Tëngéej nii Tëngéej dafay gën di yàqu ñun bi ñu nekkee booy espace bi ñu amoon yow xam li ma lay wax. c'est que ñi ñuy déglu mën nañ ko bañ a xam. mais yow xam nga ko ñun bi ñu nekkee booy espace bi amoon Tëngéej amatu fa booy dañoo dof dañuy jël seen 40 te ñëw di wooteel benn boo ñëwee nii di nga ñëw ku leen jox ataaya naan leen ku leen mayoo jël leen woote jotee ngeen wooteel Tëg Life bi Mame Goor dëkk bi maa koy defar ko dëkk bi il faut que mu am un maire boo xam ni soxlul 2e mandat soxlul 7e mandat man je fais pas la politique man créé wu ma ay parti politique yooyu mouvement bi ma créé dëgg la révolution sax boo ko si déggee parce que mën naa wax ni révolution ñu bëri bu ñu ko déggee mën nañ tiit mais révolution mentalement mooy li ma créé dama bëgg mentalement gars yi xam ni déclic mouvement la boo xam ni c'est un mouvement révolutionnaire anarchie bi am si dëkk bi ak sunu dëkk bi niñ ko yàqee yow imaginez Tëngéej inondé Omar Gueye ñëw taxaw déggu Tëngéej ni dëkk bi inondé wul presse bi ñoo ko yokk mais loolu tey ji boo ko waxee président mais président bi si boppam bu amoon programme mu 100 millions Tëngéej danaan kon bàyyil ma def fa 25 parce que inondé wul. mais balaa comprendre la je yow vois inondation bi sax bu fekkoon dafa nekk benn inondation bu ndaw sax yow nga nekk partenaire u président da nga war a ñëw wax ak président bi xamal ko ni ko parce que Macky Sall bi muy woote 2e mandat bi il a gagné Rufisque à 54%. Tëngéej dañ ko wooteel 5 mois après waa Tëngéej taxaw naan Macky Sall moo ñu sacrifié parce que ñam fa teg ña ko fay liggéeyal ñoo koy xaslu ñoo koy saagalu parce que ñoom ñooy ñëw taxaw ni inondé wul léegi waa dëkk bi di ko gis. dañuy mer nan ñi dañu yëpp mais Mame Goor TER bi dafa jaar biir Tëngéej xar ko ñaar waay xar Tëngéej ñaar waa Tëngéej am ay problème dëgg ak TER bi fi ma bëgg nga laal xam nga yow tey jii boobu lu tax ma bëgg la yow da nga aay yow da nga aay xam nga lan la xam nga dafa am loo xam ne dama ko tudd bi ñuy commencé émission bi dama ni la acte 3 de la décentralisation lu baax la xalaat bu rafet la le fait que président xalaat ko def ko mais ñun profité wuñu waa Tëngéej parce que boo xoolee canal boobu nga xam ne tey ji dañoo ñëw suul ko teg fa ay cantine jaay ko ay étranger ñu fay jaayee cantine yooyu fi ñu ko teg ndox moo fa war a jaar boo xam ne pour évacuer dem géej la beneen bi si topp mooy ci juuti Tëngéej bi fi daral bi nekk dañ fa créer benn marché da nga fay romb di gis ay cantine ñu fa def foofu ay échangeur la war a am échangeur bi parce que dañuy boo jëlee sa oto day dugg ci suuf non pour génn dem loolu du échangeur loolu mburngal la tudd mburngal mooy dugg ci suuf ñuy génn loolu nag fa la fas bi nga doon gis ci internet bi mu lab fa la labee échangeur mooy ci kaw dañu war a tabax ay comme loo xam ne day jógee coxo traversé jëm HLM mais fi mu toll nii bu fekkee da nga am xale bu juddoo këri suuf këri kaw wala mu dëkk coxo wala mu dëkk ndënku wala ngeesu wala jokkul kaw wala jokkul wàgg war a jàng ji pionnier mais pour mu jàngi dina def 3 heures de temps ci yoon bi kooku nan lay jàngee parce que Tëngéej TER bi da ko xar ci digg bi ñaar foofu cantine yooyu nga xam ne moom la nekk nga xam ne maire kii moo ko fa def benn maire moo ko fa def maire arrondissement turam sax dama koy fàtte parce que dama leen maire ba bëgguma xam seen tur yi xoola kooku foofu mu jël ay cantine def ko jaay ko parce que maire bu nekk dama la bëgg a wax acte 3 bi mu ñëwee dafa fal 3 maires avant maire bu mag bi mooy maire nord maire sud ak maire est maire yooyu nag kenn ku nekk da ngay jéem a wute ay recette léegi nag kooku ñëw jël daral bi def fa ay cantine yooyu mu def pont la waroon doon comme pont wu Padois bi pont Sénégal 92 bi fi nekkoon te ñu changé ko léegi tudde ko pont émergence gis na nu mel noonu pont bu mel noonu moo waroon am Tëngéej c'est une grande ville Tëngéej dafa war a am ay échangeur oto yi di traversé kaw gars yi di ko gis mais yow ñëw Tëngéej ñu wutal ñu ay teen ay mburuxlu ay suufuraay nga fay jaar mais foofu bu tawee noonu ndox mi yëpp day dajaloo de foofu noonu bu tawee ndox mi day dajaloo bu tawee yow lu suul fas xam nga fas wane nañ fas bi ci internet bi ñëpp gis ko dafa suul fas bi te fas taxawaayu doomu aadama la am
fas bu yëkkatee tànk yi day am taxawaayu nit ñaari yoon. mais daf ko mëdd. lu ñu bëgg mooy tey jii man lu may wax ragaluma ko dama koy wax te mooy dëgg canal bi cantine yi fa nekk dañ ko war a dindi du yoon beneen bi ci des mooy juuti bi cantine yooyu ñu fa def dañ ko war a dindi foofu ay échangeur la war a am ay pont mais boo dëkkee HLM war a dem këri kaw da ngay am problème boo dëkkee këri kaw këri suuf bëgg a dem HLM wala sant yàlla wala affaire yi da ngay am problème donc ñun on a des ma doon dem Bata noonu laa jaar j'ai mis presque 1h30 pour génn pionnier génn ci autoroute à péage bi jaar HLM romb stade bi ñëw dugg ci suufu mbartal boobu ngay wax mburngal bi wër waaw j'ai mis presque 1h30 1h30 c'est du yoon te nag loolu Macky Sall le président de la République laay interpellé ci loolu moom mooy le président de tous les Sénégalais programme am la si maire yi tey ji xam nga lan laa bëgg mandat maire yi jeex na maire amatul Sénégal amatul maire. kenn nekkatu fi maire. kenn nekkatul maire élus locaux yëpp seen mandat jeex na. te gisoo fi benn décret boo xam ne dañuy wax rek ni élection yi kenn xamagul ban date la mais ñoom ñëpp seen mandat jeex na kenn nekkatul fi mu toll nii je suis le maire de la ville de Rufisque. waaw mais Mame Ngor loolu. je me réclame maire loolu président. moom laay waxal. président moo indi problème. dama ni fi mu toll nii sa xarit bi moo indi problème. waaw moom laay wax dama ni. xam nga élection yi ni mu demee élection présidentielle yi février la woon. février mars mënul woon nekk. avant février la ñu waroon def élection locale yi. est-ce que comprendre la booy expliquer mais fi mu toll nii amatul Sénégal amatul maire. parce que amul benn décret bu leen maintenir fii dañu war a def fépp ay délégation spéciale fépp. ñu dindi maire parce que fi mu toll nii ñoom seen mandat jeex na. léegi man Mame Ngor instant bii ñu toll nii je me réclame maire de la ville de Rufisque parce que Tëngéej man lañ bëgg. loolu la yàlla def Mame Ngor pare wuñu émission bi de Sénégal day fubal. Sénégal day fubal ak Brésil. waaw donc Malick Thiandoum a ngi noonu di yegsi. Pape Malick Diaw mi ngi noonu de dañu war a reporter match bi en direct le match c'est dans 15 minutes. waaw pare wuñu. yow ma bëgg nga ñëwaat ñu waxtaan parce que pare wuñu. non yow ça dépend ci yow bu la neexee nga ni ma lundi ma ñëw ça dépend ci yow. yow man j'aime xam nga man damay émission man Boubs intellectuellement da nga taxaw yow da nga taxaw da nga am xam-xam sama waa ji. yow neex xam nga tey jii man animateur neex na mais DJ fa tegal feele loolu du animation nit war na mun a dégg musique war na dégg contentement mais war na tamit mu njàngat ci émission bi parce que ñun dañu dépassé fu ñu toll di wax ay waxu ku daanu ci wëtiir kuy ndeyam ak kuy bàyyam ak kuy bàjjenam comprendre la ak kuy tàntam voilà donc yow yaay xool jour bu la neex ci semaine bi inchallah ñu def ko bu la neexee ñu def ko lundi bu la neexee def mardi bu la neexee yaa xam naa daal mercredi moom day jege màggal gi mais bu dee lundi ak mardi mën nañu ko jàpp lundi ak mardi amul benn problème naa la woo mais Daba Diallo bàyyi ma Mame Ngor waxuma dara Mame Ngor sama rakk baa ngi may bëgg rek lu mu wax Daba sama xarit la nag xam nga man yàlla dafa dogal yow man ak yow ñoo bokk ndey ak baay dëgg la say rakk su may rakk lañ am nga rakk Pape Doudou su ma rakk la bu amee problème am sa copain Figaro la sa copain Figaro non Figaro moom beneen affaire la Figaro moom bu safar ñëwee buy dem gàmmu ji buy màggali moom danaan moom benn grand la may grand man lay woo ñëw seet si moom mu ko rakk ñëw sa agent de sécurité mooy sama manager waaw mais nag Pape Doudou noonu Daba noonu xam nga et puis xam nga loolu la quoi donc xam nga mun nañ gëj di gisee sax parce que jët moo dul ñàkk mais c'est la famille man Boubs dëgg neex yàlla man su encore une fois dama koy wax billaahi laa lay xam nga man dama amoon benn nijaay boo xam ne dafa ma wax ni ma bul la wuloo nit ku bon bul indi reykatu nit bul indi sàcc bul indi sax violeur da ngay indi nit ku dul apprécier nit ku dul apprécier kookoo gën a bon ci àddina te fii ku fi ñëw dina la naw ku fi ñëw dina la respecter parce que man ku ma xam-xam ne du ma jaay te du ma ne kenn gis naa yàlla te gisuma yàlla mais xam naa ni ndaanaan nga est-ce que comprendre la te tu es un exemple pour la jeunesse africaine waxuma la sénégalaise africaine képp kuy jeune nekk animation di animé nga nekk Nigéria di animé war nga dugg ci internet bi tapé trou Boubs boo xam ko xool fi mu jaar yëpp ñoo far ne man bëgg naa mel ni moom ñoo far est-ce que comprendre la moo tax nag il faut que mu gën a yaatu makaarimal axlaa bi nag tey politique nga ma gën a wax nag mais moo tax man la pare guñu waaw dañuy ñëw ba parewuma conférence de presse bi foog ñu wax ci parce que conférence de presse dañu woote conférence de presse pour ay 10 personnes ñoo se retrouver avec 200 personnes 200 journalistes yi fan la ñu jógee yooyu yëpp question yooyu yëpp dañ koy continuer waaw mais parce que je suis l'ami de xam nga man yàlla dafa dogal xam nga presse bi la ñuy wax Mame Ngor c'est un bon client parce que je mens pas samay wax
du ma ko yërëm ci digg bi laay jaar du ma saaga ndey nag du ma xaste du ma wax lu ñaaw mais dëgg moom ku ko bëgg a dégg di nga déglu Mame Goor moo tax presse bi boo nee Mame Goor rek ñoom ñëpp dañuy jóg parce que dañuy xam ne waa ji du fekk xam nga merci te nag Sénégal ay journalistes yu ay laam sàng jër lañ def dañoo tàng jër sàpp lañ def merci beaucoup Mame Goor dinañ ko gis amaat semaine prochaine inchallah parce que waxtaan wi jeexul ci album bi et puis on a beaucoup de sujets sur lesquels on doit discuter ba noppi nag dafa am loo xam ne nag dañ ko dégg ci digganteem ak président am loo xam ne dañ ko dégg encore ci ay yeneen wax yoo xam ne yëpp dañ ko war a leeral la semaine prochaine inchallah merci Diazaka. waaw merci beaucoup et puis may profiter de occasion bi di nuyu suma yaay Dior album bi dafa am benn surprise dama woy ak xalam te boo xoolee woy ak xalam Njaga Mbay Samba Jabar Sam ndem si yàlla te daf ma ko doon ñaan Fatou Géwël xanaa moo fi des ci xam nga soo xoolee duñ koy def quoi donc nag loolu moo tax ci album bi ma def benn morceau Yaay Joor way ko suma yaay waaye la ci première dame mu nekk une femme exemplaire boo xam ne tey jii da ngay gis ku koy saaga sax tawat mu bëgg la faj ñu koy saaga sax feebar mu leen di faj ku bëgg ku sëgg saaga première dame nga tawat mu bëgg laa faj waaw Mame Goor ba semaine prochaine inchallah merci beaucoup di ko gërëm di ko sant dig daje c'était Xorom ci Cin rendez-vous s'il plaît à Dieu demain inchallah bon match Sénégal Brésil. La radio est une imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio.